asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum yéen ñu safoo di seetaan seen site sénégalactu.com wa ila ngeen nekk ci YouTube bi di Sénégal Actu TV ku nekk fi nga nekk maa ngi lay nuyu bu baax a baax Seydina Seck mu fas yéene ñëw ak yéen ci seen émission nañu ko wax nag tey fas yéene jël benn numéro bu spécial daal di ko jagleel lii di sénégalais de l'extérieur ñi naan leen les sénégalais de la diaspora mbokk yi umpul leen ni jamono ji immigré yi ay jirim lañu ndax rek ñàkk ay mbagg yu ñu wéeru ba tax na réew mu nekk boo reyee ba sonn rek jébbal sa morom suñu njiit ne pat mu mel ni immigré yi tey dañ leen a reyal seen taaw bu góor mu naqariñu lool nag ñëw dolleku ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci wàllum dossier administratif ak yeneen tey mbokk yi loola fas yéene nekk suñu waxtaan ak yéen xam ngeen ni musuñoo toog gën koo bari ñett fan yoo xamante ni tàggewuñu benn doomu Sénégal bu ñu rey bitim réew te doo dégg kenn wax ci doo dégg kenn yee ci yàbbi ñàkk fulal ba ñu leen ñàkk fulal ak soofantal bu ñu koy soofantal loolu te moom métti kii di Seydina Seck mu fas yéene waxtaan ak yéen si lu nu mel ndax sax bu doon su ma ne musuma kaa wax ñu war a mën a wax il y a 4 ans bindoon naa benn lettre ouverte boo xamante ni ci lii laa ko jëmale woon jagleel ko kii di le président de la république maa ngi doon lancé alerte bu jamono jooju bu ngeen jëlee seen moteur de recherche dem leen ngeen bind lettre ouverte au président de la république sur les multiples cas d'assassinat des immigrés par Seydina Seck boobu bu ngeen ko ubbee di ngeen gis sax maa ngi def liste boo xamante ne mooy sénégalais yi nga xam dañ leen rey te mujjul fenn ndax liste dañ ko dagg sax naam na ëpp na 100 sénégalais yoo xam ne rey nañ leen mujjul fenn dossier yoo xamante dañ koy soofantal bi nga xamante ne tey maa ngi koy fàttaliku muy le 11 août 2015 vers 5 heures du matin kii di Mor Sylla Espagne policiers yi sëkkatal ko daaneel ko ci 2e 3e étage mujjul fenn boobu sax bu ngeen fàttaliku ci la fa consul bi ñëw ñu koy sànni ay xeer sénégalais kay doon manifester ca Salaw Espagne mujjul fenn lan lañ wax ñu ne policier bi nga xamante ne moom yoroon enquête bi dafa am problème mu bopp maanaam dafa dof xam nga ni dof moom doo waxu nit noonu lañ jël dossier wu këppatal ko Massar Ba sama xarit nekkoon ci Argentine xamante ni ku ko gis xamoon nga jàmbaaram ak gëm bu mu gëmoon immigré ak taxaw gu mu mënoon taxawu africain ñu jël ko xëy fekk ko ci pëlu poubelle reye ko anam yu ñaaw mujjul fenn. Pape Ismaïla Faye il a été sauvagement agressé à Tanger ak kan Charles Paul Alphonse Ndour nga xam ne moom dañ kaa rendi Matar Dioum Ndéla Diack yéen a ngi fàttaliku Sambaram Sall Samb ca Russie Cheikh Ndiaye Espagne tey duñ fi sax nekk di lim ndax yàgg nañu kaa lim yàgg nañu ko limati Sénégal yu ñuy rey ay Gabon sama xel a ngi dem si ñoom Tidiane Ba mooy Ahmadou Tidiane Ba nga xamante ni Diourbel la dëkk dañ ko jël rey ko rey mu naw sa fële sa Port-Gentil Gabon ñoom Mamadou Diop Cheikh Ndiaye nga xamante ni kenn métro lañ ko fekk Athènes Grèce Pape Moussa Seck Pape Khali Ndiaye ba ci ku mujjantal ki nga xamante ni tey jii ak maa ngi fàttaliku sama taximan sama xarit Tupac États-Unis yéen a ngi fàttaliku Idi Diène en Espagne Mambay Ndiaye Ousseynou Mbaye Italie ba ci ku mujj ki ñu rey jam bëkki dem muy Sidi Seck ñoom Mamadou Diaw man je me demande est-ce que ñun ñuy jiite ñun yëg nañ ñu ngi may fàtte naan ma Mame Balla Khoule fàttewuñu kenn parce que mënuñu kaa lim ndax tellement que dañoo bari ba kenn mënu leen a lim léegi nag la question qu'on doit se poser mooy ñun lan la ñu def suñu borom wala lan lañ def suñuy njiit yi ba mérité traitement bi ñuy def ba lan moo tax tey suñuy soxla suñuy njiit yi mënuñ see taxaw ñu naan ma woy am na ñoo xamante ne jàpp nañ leen ñaar ngeen si jàpp ki nga xamante ne tey jii moom moo reen Pape Khali mooy doomu Aminata Mbengue Ndiaye boobu ndaxte yaay ministre la paix en son âme nag respecté naa trop ki nga xam ne moo génn àdduna mais nag bu dëgg bu jotee dañ koy wax bu dëgg jotee dañ koy wax Angleterre kuñ fa arrêté par naax la sénégalais la moo tax bañ xoolee muy sénégalais taf la ñuy jël dossier bouclé ko jàpp ko tëj mais le reste yëpp mujjut fenn sénégalais mennum sénégalais ngay rey du mujj fenn te bu ngeen fàttali ko nag waxoon na leen avant élection présidentielle laa leen ne leen daayira wala tour de famille sax bu ngeen ko organiser état bi réagir jamono jooju gis ngeen
ku ñu mus a rey wala ku ñu mus a taxaw état bi dañuy ñëw taxaw réagir. Sori Kaba déplacé na ba dem ba Espagne ndax sénégalais bu ñu faree et c'était la première fois ndaxte ay élections ñoo doon jub si ba élections yi passé ñu def leen lu ñu leen def si diaspora bi boobu ba tey lañ leen wan ginnaaw déggatu leen benn yoon ñu taxaw wax si jafe-jafe yi sénégalais di dund au contraire ñu ngi wax waxu jàlluwaat oto yi ci 5 ans ñu ngi wax ay waxu tëj ay consulat donc ñu ngi leen gën a métital loolu moo am nañ ko wax te dee loolu moo am bépp ak yelleef bi nga xamante ne immigré mi ngi ko doon am ñu ngi ko koy nangul ndax lan peut-être dañ ne Sonko moo fi gagné wala dañoo laminer gouvernement bi fii ci au niveau de la diaspora mais loolu moo am nit ki boo xasee ba falu waratoo nekk président diw président Massamba président Mademba vous devez être le président de tous les Sénégalais y compris les Sénégalais de l'extérieur mais tey amul dara loo xamante ni wala dara lu ñu war a mën a teg bët ñu ne lii la gouvernement bi def pour les immigrés amul lépp lu ñu def politique nañ ko lépp nag ñoom nag ñu toog am seen ngor ak jàmbaare loolu nag gëm yàlla te wóolu ko ndax ku ci dee rek ci toolu xare ba nga deewee ku ci dee nag ci toolu xare ba nga deewee mais dafa am loo xamante ne mooy le minimum loo xamante ne état moo ko war a mënal askanam muy lan kaaraangeem muy lan bu soxla ay document administratif mu mën kaa lijjanti mais am na si ñoo xamante ne ndeysaan sama waaju nekk Allemagne war na ma fi déposer passeport 3 mois 5 mois mënul fexe ba génn ba papam gaañu si ginnaaw mënul dem ma ciy remercier nag bu baax waa consulat bu France ndax ba ñoo nga ko waxee teguñ ci 1 semaine passeport bi génn ma ne si jaajëfal bu baax mais problème yi en fait dañ ko war a bàyyi ay diw moo fi yewal wala diw laa xam moo tax mu sama mbir gaaw loolu lañu war a bàyyi ay problème talon la ñu am yoo xamante ni problème yoo xamante ni dañ ko dépassé dañ ko war a dépassé bu yàgg ñun si yooyu la ñuy attardé wu tey si yooyu la ñuy moo ñuy bloqué dëkk yu bari nag tey ji amuñu talon passeport moo tax sénégalais yi ñu si bari ñu ngi ñàkk seen séjour ndax lan amuñu passeport ñun lan la ñuy def suñu njiit yi ba mérité lii encore une fois ana 15 députés yi nga xamante ne dañ leen waxoon dañ leen tànn pour ñu war a mën a défendre les intérêts des Sénégalais de l'extérieur anañu waxoon naa leen ko fii newoon naa leen bu ngeen fi tegee ay politiciens bu ñu àggee seen i collègues politiciens la ñuy nekkal fàtte seen i jafe-jafe anañu tey ban député de la diaspora ngeen gis mu taxaw wax seen soxla wala mu kaasa seen soxla yóbbu ko assemblée nationale amul dañ fa nekk di cinéma di théâtre bu leen Marème Faye woowee Marème Faye Sall woowee ñu daw wuy yi ñuy nekk si seen business bopp faaleetuñu les immigrés et pourtant ils étaient 15 yoo xam ñoom ñoo taxawoon ne leen dinañ leen fajal seen soxla dinañ leen taxawu ku ñu fa reeti dinañ lijjanti def pression mais du dara luñ fi def du dara yéen bu ngeen ko xamee wala li nga xamante ne 15 députés yi njëriñ bu ñu leen amal bu ngeen ko xamee ngeen wax ma dañoo nekk Sénégal di jéem tur médias yi presse bi di leen xam di forcer seen bopp parce que boo bëggee forcer nit pour ñu xam ne dafa métti mais dinañ xam ni yàgg-yàgg fii ci diaspora bi la ndax diaspora rôle bu mën a jouer ci ay élection kenn xamul nu mu toll ñoom ñi jiite ñi day xam nañ dayoo bi waxuma la influence bi ñuy def au niveau du pays waaye tey ji combat international bu ñuy mëne ak liberté bu ñu ciy àndal loolu rek doy na combat ñun nag tolluñu foofu politique ñu ànd ñoo parti politique lu ñu ñor mooy les intérêts des Sénégalais de l'extérieur donc respect ak considération donc la ñuy soxla on demande pas plus benn waay keroog mu ne moom pourtant Seydina li nga doon wax yëpp de gis nañ ko ma ne ko ci lan mu ne ma waxoon nga ne ba suñu falee ay député yi nga xamante ne ay parti politique ñoo leen mandaté pour ñu représenter ñu bu ñu demee seen mbir bopp la ñuy nekk di teg ay dil politique fu ñu leen xoolal ñu xool fa fàttali leen fa yóbbu ñu fi daan nekk di yuuxu ci ay parti am na ñoo xam ne sax dégguñu sax waxtuñu sax seen waxu parti bu leen fa yóbbu waxatuñu sax waxam waxatuñu sax waxu parti politique bu tax ñu nekk député ñuy xaar première dame woo leen ñuy dem di takki or di jaay maanaa te alors que député écharpe bu ñu lay jox kooku da nga ko war a takk sa ndigg xam ni yow mi pare nga pour xeex pour taxawu ñi nga xamante ñoo tax ñu yebal la fi parce que dañ leen yónni immigré dañu amoon ay jafe-jafe yu bari ñu taxaw nañ lii yëpp dinañ ko xeex ba gouvernement bi dinañu dégg manque de considération bi nga xamante ne moom la gouvernement Sénégal defoon ci immigré yi bu ñu demee dinañ ko saafara chaque séance plénière dinañu fexe ba ñu dégg ñab mbewetu diaspora bi kat ci kase dara du ci dëgg immigré ñu ngi leen rey di leen sàmm comme ay sardine di leen toroxal
lu ñaaw lu nañu teg ko seen der di tilimal seen njaboot sax yu ñuy bàyyi réew ma mu mel ni ñun on est des étrangers chez nous mënuñoo nekk fi ay étrangers bëgg a dem Sénégal aussi nekk fa ay étrangers dafay métti kañ la ñuy dund kenn faalewu leen sa doom tukki ay ati at wala tey nga wax ak sa jëkkër tey samedi si guddi ngeen waxtaan nga xëy dimanche mu dem jaay ñëw indaale néew loolu la moo gën a métti lan moo gën a métti loolu tout le temps Sénégal la ñu rey te ku ñu ci rey ku nekk yaa ngi nekk si yoonu waar wa di liggéey wala ngay xëy di wàcc pourquoi ñu mérité lii pourquoi ñu mérité bii traitement suñu ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ko kenn musu ko dégg sax moom mu wax jëm ci immigré yi kenn musu ko dégg mu wax jëm ci les Sénégalais de l'extérieur ki ngeen dégg ñu naan mooy secrétaire d'état chargé des Sénégalais de l'extérieur moom yaakaar ni moom diaspora yi mooy Paris pour moom Paris mooy diaspora sénégalaise yaa ngi nax sa bopp mon cher yaa ngi nax sa bopp ñoo la jege ñoo la waxul dëgg wa illaa da nga maîtriser wul lu ñu la dénk nañu bàyyi politique bi te liggéey waxtu liggéey dafa am waxtu politique dafa am mooy sax dama nga dugg ci biir Sénégalais de l'extérieur yi demal Italie nga xool gars yi nu ñuy dundee demal Espagne demal Brésil demal Argentine demal Congo doone ma ba nga toogee ba tey amoo temps boobu bàyyi leen politique bi te dem liggéey yi taxawu leen les Sénégalais de l'extérieur dañ kaa soxla jamono ji soxla nañu ko heure bu ñu xëyee ñu leen rey mujjut fenn du benn discours boo xam ne def ngeen ko sax bu mën a dal xel lu ëpp nag dafay tuuru xam ngeen ne tey gune gii nga xam ne dañ kaa rey di Sidi Seck berki Dembo Ndiaye papam gaañu na ci ginnaaw munul dem yaayam gaañu na ci ginnaaw munul dem frèram gaañu na ci ginnaaw munul dem ba jàpp date bu mu war a dem jël ko rey ko mujjut fenn lan on va ouvrir une enquête on va faire cela parce que diplomatie sénégalaise moo feebar ndax mbirum Alkali Cissé bii wane na ko Maroc bu demee bay jël doomu Sénégal di ko jébbal Arabie Saoudite y a un problème lu ñu war a xoolaat dafa bari ci réew mi lu ñu war a xoolaat dafa bari ab mbir boo ko bëggee saafara da ngay xool ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir les acteurs nga woo leen ñu indi seen xalaat mais ñoom yaakaar nañ ñoom ku nekk diaspora nekk fi di jàng wala ngay liggéey wala dara rek maîtriser nga les problèmes des Sénégal de l'extérieur c'est faux dem leen jege ku mel ni kii di Boubacar Seye dina leen wax lan mooy immigration ak ñeneen ñoo xam mën nañ ko lim ci diaspora bi bari na trop ñun nag vague d'assassinat bii la ñu mënul comprendre mooy lan ça suffit dafa doy basta mënuñu ko comprendre du mujj fenn man loolu moo ma naqari dinañ ci gën a ñëwaat nag dinañu ñëwaat ci kii di secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur dinañ ñëw ci mbirum spécial émission les 15 députés yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw porté wu volontaire nañu ñoom ñooy taxaw lijjanti problème mu Sénégalais de l'extérieur te boobu ba tey gis ñu defuñ fi tous génn béy sax moo leen ëpp njariñ dinañ ko lijjanti tamit seetaan bi doy na jug nañ te dinañ xam ne jug nañ lu ëpp tuuru mbokk yi maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di jéggalu ci wax bi xam naa ne tey wax bi xaw naa diis maa ngi ciy jéggalu bu baax dafa fekk rek ni li may wax nii dafa ma métti ndax dama si jot si njaboot yi nga xamante ni dañoo ñàkk seeni doom ci bitim réew am nu ñu waxee mu métti ma trop moo ma tax tey mel nii waaye maa ngi ciy jéggalu bu baax du tee nag dina si ñëwaat gën ko yaatal jërë ngeen jëf mbokk yi